liste bu ñu gëm buy wax dëgg ak benn homme politique bu nit ñi gëm aussi buy wax dëgg dinañ fa nekk suba foofu ci Sen TV ñu bëgg sénégalais yépp ngeen tuunin ngeen seetaan voilà donc tey dañu bëggoon ñëw déjà balaa dara ñu nuyu leen ziar leen defe naa actualité yi moom bari na dina am yu ñu leen ci tegal sax d'ailleurs mais aussi li gën a important te defe naa ñu bañ koo fàtte mooy Sénégal te Sénégal comme niñ koy waxee li fa metti bari na te gis nañu ne monsieur xawma nu ma ko mën a tuddeeti monsieur l'inaugureur de la République c'est pas le travailleur mais il inaugure bien quand même il inaugure tout ce qu'il ne fait pas train express régional date bi mu ñu joxoon jot na donc au lieu train bi daw donc ñu ngi wax ci ay bus léegi nee na digoon naa leen ay avion ba jël 1500 milliards doomu sénégalais yoo xam ne mënoon nañ cee tabax tey guddi yi ñu toll mënoon nañu am au moins téeméeri hôpitaux yu bees Sénégal ak téeméeri école yu bees Sénégal donc loolu amul donc lekk na xaalis boobu sàcc na ko moom ak tubaab yi yàq nañ ñu muy alalu Sénégal mu tolloog 1500 milliards donc mu indil ñu rakkam dëmm bi Aliou dëmm mu indiwaat ko ci dëkk bi mu ne moom ak Aliou dañuy inaugurer dañuy dig ay bus defe ne sénégalais yi man ngeen nelawloo suñu xel Macky Sall 6000 milliards ngeen sàcc ko ci ay doomu aadama ngeen ñuy wax ay waxu busu 300 milliards ñun lu ñuy doyee bus 300 milliards boo joxoon sénégalais yi seen 6000 milliards dinañu am bus am école am ay hôpitaux am lépp loo xam ne nit soxla na ko pour addunaam dox waaye déedéet c'est pas comme ça il fonctionne moom comme fenkat la de la République day indi fen bu bees tey balaa fen boobu di màgget bu ginnaaw suba mu indi beneen bu gënoon grave bi mu indi woon démb xam nga ndeysaan nga yóbbu woon sa doom l'hôpital yàlla nañu yàlla musal docteur bu xamul dara daggal la baaraamam nga dem seet ñu ne la ndekete baaraam bi dara jotu suba nga dem docteur bi ne la tànk bi sax si boppam laa soxlaa dagg donc yow lu ñu la def rek dagan na xam nga footage yi nga xam ne moom la Macky Sall di indi ci kaw sénégalais yi déjà sénégalais yi ñoom ñoo ko nangu footage yi nga xam ne moom la Macky Sall di indil sénégalais yi c'est des choses que les sénégalais nous-mêmes ñun ñoo ko maanaam woote parce que tey ndeysaan maa ngi seetaan ci actualité yi sànq benn député ñu ne ko honorable ndeysaan honorable kay wallaay honorable Sénégal voilà am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. waaw yaa wax loolu trop waaye déglu ma dama ne tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defar ak yàmba ci Sénégal ak Dakar dëkk bi dana doy waar. ah bon waaw du jeex. li nga wax foo ko teg honorable mais sama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax li ma wax bu doon man lañ jox chefu police te ñu war koo leeral li ma wax xam naa ko dama ni yamba bi ak drogue bi mi ngi ne xas ci Ndakaaru. loolu bu amee à qui la faute. may ma tuuti Modou Mbacké nit gimiñ bala ngaa xam lu muy walis danga koy déglu li ma wax dama koo assumé. dafa rëy moo tax mu jaaxal ma trop. mais dama koo assumé moo waral loolu. dama koo assumé pleinement dama ni tey. ñi nga xam ne ñooy jaay drogue ak yamba. xam nga dafa am foo xam ne dinaa fa yegg ak yéen déjà balaa may sori xam nga il faut ngeen xam ne Bougazelli drogue dealer la Bougazelli jaaykatu drogue la xam nga il faut ngeen xam loolu il faut sénégalais yi d'abord xam nga Sénégal ndeysaan dëkk bi dafa neex jaaykatu drogue boo xam ne la depuis quand ma nga jaay drogue Sénégal moom 3e mandat Macky Sall daf ko arrangé 4e daf ko arrangé 5e mandat sax daf ko arrangé parce que c'est un vendeur de drogue ndax Bougazelli moomu boo leen fii fàttali ko ay waxtu ay fan ci ginnaaw defe naa ne woon nañ leen doomu Bougazelli jàppoon nañ ko fi ci njaayum drogue yéen Sénégal yépp dégg nañ loolu gis nga drogue bu mag bii ngeen di dégg scandalu drogue yu mag yi ngeen di dégg ci port bi temps yi Bougazelli ci la bokk Bougazelli dafa yàpp sénégalais yi parce que sénégalais yi bu ñu demee bay déglu dof yu mel noonu maanaam seen xel yi dafa war a rot xam nga loolu mooy problème bi ñu am Sénégal
Les plus grands vendeurs de drogue viennent nous imposer qu'un président doit avoir un troisième mandat. Bougazeli, benen preuve bo xamne mom la len bëggoon jox. Fo xamne bëgguma fa won yegg sax ndax dafa sensible. Mais Bougazeli même dans sa propre famille, doomu jitt leen disparaître na, xalé bu am 16 ans. Xalé bi ba légui ken mënu la wax fu corps bi nek. Où est le corps de ce petit-fils? Parce que drogue deal bi nga xamne yu bon yi nga xamne mom lay dox Sénégal dem na ba sakkal ci pexé doomu jitt leen nit ku bon koku warta tok sénégalais yi diko déglu Sénégal dafa yàqu Sénégal nak tay dafa yàqu parce que Sénégal rek ngay ñëw dégg ay nit yu dof yo xamne dañoo daanu saret ñëw di la wax ne dañuy imposer dara Bougazeli kan mo koy déglu ci république bu normal déggoon ngeen fi temps yele passé yéen ñëpp aduna bi yëpp déglu ko la dame de fer policière dame de fer boobu dame de fer bi nga xamne mom lañ fi installé won mu nek patron police bu bess muy ñëw di xex affaire drogue Sénégal yépp di ko gis muy def liggéey bu extraordinaire ndaw si di dénoncer di wax li nga xamne mom moy doon ñaawteef yi xew ci biir dëkk bi lan lañu def ndaw sosu dañ ko limogé te aduna yépp xamne muy wax katu dëgg képp ku génn Sénégal di wax dëgg dañ lay jàpp wala ñu limogé la suñ ko mané fofu la len yàlla dimbalé ngeen am ay nit yu melni ñun ci diaspora bi ñu man len wax li nga xamne mom moy dëggu Sénégal xam nga tay bu dulon Sénégal une personne comme cet imbécile de Bougazeli ngeen jéggal ma dañ koy jàpp mu nekk ci kasso bi mom fofu moy dëkkuwaayam waaye en échange lan la len Macky Sall di jox jaay len drogue bu len neex def len lu len neex sàcc len alal bu len neex fexe leen rek man ni ma continuer toog nekk ci nguur gi ngeen di dem ci biti di wax nit ñi lu ñaaw maanaam noonu la Sénégal di doxee tey Sénégal léegi doxatul ci ay dëgg Sénégal léegi naka lay doxee mooy génn leen di wax lu ñaaw di def lu ñaaw comme ça léegi tout simplement man lan laa am pour def man naa toog ci nguur gi rek continuer nekk buur loolu rek moo ma intéressé ci Sénégal yéen ngeen defe ne Macky Sall bu ñu yabuloon na bàyyi Aliou Sall da nga bëgg xam ñaata lañ ko bëgg da nga bëgg xam combien on l'aime mais laisse Aliou Sall tout seul marcher dans les rues du Sénégal comme ni ko sëñ bi waxee woon keroog rek yàlla daf la dimbali rek martial law charia law amatul ci àdduna bi ni kon Aliou Sall dagg boppam ci stade la ñuy def mais comme charia law amatul léegi loi yi ñuy jël mooy loi police moom la ñuy indi pour doomu aadama yi àtte. J'espère bien que le procureur de la République mi ñuy déglu Bassirou Gueye j'espère bien que di nga am jom bu tolloog nga def sa liggéey parce que sénégalais xam nañu déjà mandarga gi càcc gi moom leer na àdduna bi yépp xam nañ ko léegi kay lii wax ji mooy attekat yi ndax di ngeen atte càcc boobu ni mu waree gis nañ leen temps yi ngeen di tourné waat film bu bees man de film laa ko jàppee parce que yéen a ngi woote yéen a ngi woo ay nit di leen interroger di wax ak ñoom yéen a ngi leen di woo de ngeen di wax ak ay doomu aadama di bennal amul problème loolu du problème mais li wóor te wóor mooy dañu bëgg nit ñooñu soo leen interroger li nga xam ne moom mooy dëgg boo ko ci jëlee nga utiliser ko ni mu waree bul yaakaar ne yëguñu yëg nañ lépp dañ lay may temps parce que comme ni ma leen ko waxee woon gis ngeen fi temps bu ndaw ma jël benn battement bu ndaw di déglu di xool waaye ci biir déglu boobu lan la ñu comprendre Macky Sall commencé naa limoger képp ku wax ci troisième mandat lu dul naka si noonu ku ne troisième mandat Macky Sall du ko am rek mu limoger la donc bu leeree ba leer sénégalais yi mooy monsieur qui a déjà volé son deuxième mandat est en chemin pour sàcc troisième mandat parce que Macky Sall c'est pas un démocrate bu sénégalais yi toogee yaakaar ne Macky Sall il fera la démocratie il fera passer la démocratie dina ñëw ay élection jaar yoon ku man sa morom duma da ngay nax sa bopp Macky Sall gëmul lool Macky Sall li mu gëm mooy mu fabriquer ay élection mu nelawloo xelu doomu aadama yi sàcc élection yi jàllaat d'office Macky Sall mooy lool he is the judge the juror and the executioner Macky Sall mooy ki nga xam ne moom moo yor ñetti poste yooyu yépp
moom c'est lui le juge jureurs yi nga xam ne ñoom ñooy atte aussi c'est lui les jureurs et exécutioner bi mooy maanaam ki nga xam ne tey bu jureurs yi juge bi ci boppam maanaam exécutioner ki nga xam ne moom mooy exercer li nga xam ne moom la ñu war a teg ci doomu aadama yi moom moo koy exercer donc lii mooy ki nga xam ne moom mooy Macky Sall mais dañu bëgg ngeen xam dara Sénégal on est en 2019 waxoon naa leen ko fi barki démb balaa muy ñëw boo leen demee lire ci journaux yi nee nañu leen bind nañu décret bi génn na defe naa am na ay nit yu ma ko yónnee sax balaa ma ko ginnaaw ba ma ko waxee nee na pousse na élection locale yi la nouvelle date nous sera je pense que date bu bees bi nee nañu dinañ ñu ko yëgal voilà donc loolu mooy comme li ma leen doon wax nit ki jàngul xamul dara te mu xam Macky Sall ak sàccam ak yabaateem ak manque respect bi nga xam ne manqué na ko Sénégalais Macky Sall nous a dit qu'il va repousser les élections locales yoo xam ne loolu xar sax xamoon na ko parce que bi mu wootee dialogue national bi ne woon nañu leen beneen forme manipulation la bu leen fàtte ne woote woon na fi dialogue national en 2016 ci dialogue national boobu la libéré woon Karim Sall exilé ko dialogue national Macky Sall c'est pas sa première fois mu leen ci woo saa bu wootee dialogue national naxante national la tudd naxaate national dafa bëgg a woote dialogue leeral xelu nit ñi le temps mu may ko temps toj bi nga xam ne moom la war a def mu def ko c'est ça la réalité le Sénégal a une seule personne qui ne respecte pas les Sénégalais kooku Macky Sall la tudd parce que comme toujours ni ñu leen koy waxee société boo ñëw ñu ne la everything stops the buck stops with the boss xam nga tey boo amee ay député yu mel ni Bougazeli yuy génn di wax Sénégal ñooñu Sénégal la ñuy wax Bougazeli fan la mën a wax feneen fu dul Sénégal Bougazeli Sénégal rek la mën a wax leen ma beneen réew bu normal boo xam ne Bougazeli mën na faa am kàddu réew moo xam ne ma jox leen exemple tey nga ñëw ci réewum Sénégal dama leen di jox firnde yépp ngeen teg ko sur la table bu boobaa ku nekk nga jëfandiku ci déjà ma jox la benn exemple bu ndaw rek tey boo xoolee Sénégal rakku président de la république Alioune Sall 6 000 milliards loolu scandale boobu dans l'histoire de l'Afrique amul dara lu ko gën a mag nee naa leen ngeen dem Google ngeen dem foo leen bëgg ci àdduna bi lépp luy joxe information ngeen dem tàppe ci y a pas un scandale plus grand que celui du Sénégal te Sénégal on n'est même pas peut-être le 5e on n'est même pas le 10e pays le plus grand de l'Afrique déedéet mais le scandale qui s'est passé au Sénégal tey avec l'aide de notre président de la République Macky Sall ak rakkam ànd ci Aliou Sall ànd ci ak Aly Ngouille Ndiaye ils ont fait le Sénégal détourner 6 000 milliards de Sénégalais détourner lañ ko mën a tuddee parce que tey boo indee benn courtier te yow xam nga ne déjà paradis fiscal la kooku dem ubbi société bi nga xam ne moom la ubbi ci paradis fiscal yooyu la compte bancaire am yi nekk mu leer la ne kooku dégg nga fu ne ci Afrique ñuy wax ay waxam nee nañ la sàcc na Burkina sàcc na Cameroun sàcc na fii sàcc na fele yow dégg nga loolu yépp nga nangu jël même nit kooku nga indi ko ci sa réew mu def lan nga ne yow da ngay doxante ak kooku affaire bu leer donc yow xam nga ne sénégalais yi nga yam c'est ça la réalité il faut ngeen xam ne les sénégalais sont prêts à tout Macky Sall lépp loo mën a xalaat ci àddina xalaat ko lépp loo yaakaaroon ci àddina yaakaar ko nee nañ la déjà xam nga àdduna bi tuutil nañ ko sa loxo we made the world very small for you espace bi tuuti na pour yow parce que xam nga léegi Amérique moom defe naa hors jeu la hors jeu sa yëfu caaxaan yi dootoo ko indi Amérique moom jeex na Amérique sama kala nga si léegi caaxaan yi waa France aussi xam nga foo dul jaar ak ñoom donc àdduna bi diaspora bi dinañu fexe ñu shrink les patriotes je parle à vous nañu fexe ñu shrink dëkk bi ñu tuutal ko ba nga xam ne Macky Sall dootul amati fu muy mën a jaar Sénégalais yi
nañu tuutal àdduna bi xam nga avant les dictateurs le faisaient ils dictaient ce qui se passait dans leur pays ils volaient l'argent de leur pays partout di ci def lu leen neex mais loolu amatul de loolu amatul déedéet loolu amatul diaspora bi moo mën a changer lii xew Sénégal bu leen déglu li ñu wax boo leen bëggee dégg réalité laaj leen Cissé Lo xam na wax na leen ko nee na leen jaratul dem toog télévision nationale léegi di yàq sa kàddu nee na lépp loo xam ne day leer léegi ci réseaux sociaux yi la nekk dem leen laaji Cissé Lo xam nga cet homme à un moment donné dama ko tegoon dof il n'est pas fou déedéet Cissé Lo du dof Cissé Lo du dof de dëmm bu jafru la ci groupe dof du dof il n'est pas fou Cissé Lo doful dafa jëfru xam nga tey boo àndee ak ay groupe bandi ngeen di def yëfu saay-saay ngeen di def yëfu saay-saay di def banditisme di def yëfu saay-saay di def banditisme ngeen dem ba banditisme bi da jaxarang àdduna gis ko loolu moo leen dal li leen dal tey mooy seen banditisme bi moo feeñ léegi yëfu maa tey la ñuy doxal parce que fi mun a jàpp nañ leen on a attrapé nos voleurs lan mooy xew la nen comme jàpp nañu suñu sàcc léegi luy xew mais suñu sàcc on les a attrapés xam nañu ne Macky Sall ku gën a réew ci àdduna bi nit ki gën a réew nit ki gën a wëyu ki gën a ñàkk teggin ñàkk respect xam nga man balaa maa dee rek sénégalais yi ne la dafa noppi donc Macky de ku yaru la noppi ak yaru ça fait deux choses différentes xam nga noppi mën na signifier tey d'accord mais mën na signifier aussi lâcheté soxor nit ku soxor du wax nit ku soxor dëgg boo ko gisee du wax nit ku soxor nit koo xam ne dafa bon du wax Macky Sall nit ku soxor la parce que tey boo xoolee naka la benn doomu aadama muy frère président de la république loolu Sénégal rek lañ ko déggee 6 000 milliards lañ ko accusé mënuñu koo teggi gisu leen fenn ñu porter plainte BBC nañu dem porter plainte BBC léegi man lenn am na bu loolu xewoon rek man dootuma waxati ci 6 000 milliards yi xam nga sénégalais yi tey da ngeen ne ressources yi génnagul ci suuf si loolu ay caaxaan la pétrole génnagul Sénégal pétrole amagul génnagul Sénégal ci suuf amul problème d'accord je suis d'accord avec vous mais avec une seule condition na Macky Sall ak Aliou Sall dem porter plainte BBC nañu dem porter plainte BBC ils n'ont qu'à aller porter plainte contre BBC suñ ko defee man Tunkara man maay njëkk kaay leen ma wax leen ko man maay njëkk transhumé APR Tunkara man Ousmane Tunkara Macky Sall bu porter plainte BBC rek dinaa simmi yëre opposition ma sol yëre APR ma xam ne waa ji jàmbaar la ma xam ne liñ koy tiiñ Sénégal yépp ay fen la moom mooy nitu dëgg doo leen dégg loolu abada labadina ndax justice su àdduna bi duñu justice su Sénégal boo leen déggee Mamour Diallo muy dem ñuy ay commission d'enquête parlementaire ay caaxaan ñu koy indi di teg théâtre kat bi nga xam ne ndono jàmbur mi ngi ci ndong li ba léegi 200 millions ndono jàmbur bi mu sàcc El Hadj Diouf l'avocat 200 millions yooyu mu sàcc yor naa preuve papier yi dafa sàcc xaalisu jàmbur 200 millions la sàcc de francs CFA l'argent de Tru xaalisu ndono jàmbur mu dem porter plainte portewul plainte de xam nga li mu def il faut ngeen xam ne comme justice bi dafa takk suuf jël na doomu jàmbur yooyu woo ay xaritam foofu ci justice mais loolu yomb na Sénégal loolu jafewul mu jël ay doomu jàmbur dugal leen rëbës pour lan parce que tout simplement ñooñu wax nañu ay caaxaanam wax nañu xaalisu jàmbur bu mu sàcc li muy lëmbale ni yëpp Sénégal di yuuxu Mamour Diallo lii Mamour Diallo lale 200 millions yu mu sàcc waxuma la jigéen ji mu violé loolu xaw naa yàgg tuuti viol bi dafa exister mais loolu yàgg na tuuti mais 200 millions yi mu sàcc restant ndono jàmbur bi mu sàcc toog ci noppi ci mu ne moom day dem porter plainte Ousmane Sonko parce que benn mafia boo xam ne dañ koo teg ñuy caaxaan ne dañoo indi maanaam commission parlementaire dañuy def lii Sonko dañ koy def lale lii lépp pour faagaagal Sonko déedéet ñun doxuñu ci loolu xam nga tey Macky Sall ay porte-parole am
ay suñu xarit yi la ñoom Mame Ngor Diazaka ak ñoom ñaa xarañ loo ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jàllale kàddu Macky Sall waaye bàyyi leen caaxaan waaye Sénégal bàyyi leen caaxaan bàyyi leen caaxaan xam nga il faut ñu arrêter caaxaan Sénégal bàyyi leen caaxaan day yàq soxla doomi aadama parce que boo leen toogee tey yéen waa Géejawaay Macky Sall bi mu fa ñëwee waru leen woon rëcc seen sàcc baa ngoogu yéen Macky Sall ak Aliou Sall ba ñu ne cëpp Géejawaay seen loxo dafa waroon tegu ci kawam su fekkee yéen ay góor ngeen deretu góor moo daw seen seen biir deret yi Macky Sall ba mu ne cëpp Géejawaay du leen rëcc parce que c'est un voleur seen sàcc ngi noonu Aliou Sall moom wax noppi ngeen toog di leen déglu ngeen toog di déglu ay caaxaan ngeen toog di déglu ay caaxaan Macky Sall ñëw di leen saboter di leen fontoo terre bi nga xam ne terre bi Macky Sall inauguré barki Dembo Ndiaye dem leen ci YouTube ngeen tappe terre Sénégal tappe leen train express régional Macky Sall ànd ak ay tubaab yàq li nga xam ne moom mooy 1500 milliards des Sénégalais mu jël ko di ko caaxaane li ñu tabax nii Diamniadio kan moo taxu Diamniadio wax leen ma yéen ci seen xam-xam bu gàtt kan moo taxu Diamniadio ana kan moo taxu Diamniadio logement ministre logement nangam mu dem ànd ceeg sàcc Bamba Ndiaye mu jox ko fële bureau yi waaye bureau yi ni mu tudd building voilà ne day tabax building di ànd di caaxaane xaalisu sénégalais yi di surfacturer sénégalais yi lépp loo xam ne Macky Sall tudd na ko kopparama jeex déglu leen ma bu baax je vais vous avertir du coup que Macky Sall prépare affaire bus yi ngeen gis Macky Sall préparé ko nii tey kopparam yi ñoo jeex Macky Sall ay kopparam dafa jeex léegi pour mu amaat koppar il faut mu créer benn manigance benn caaxaan benn projet boo xam ne dina ko surfacturer triple pour lan pour sàccaat alalu sénégalais yi du doyal sàcc buy doyal sàcc amul fenn ci àdduna bi sàcc du doyal sàcc bu sàccee mu rëcc day continuer sàcc loolu la Macky Sall di def dafa sàcc alalu sénégalais yi ñu jàpp ko mu sàccaat 6000 milliards yi ñu jàpp ko mu leer muy sàcc ñuy jàpp mu leer alal gi nga xam ne alalu sàcc du toog ak yow saraxo lay dañ daan ne ñu ne bonteye doo hoo ganaari soolo ya daan tel ñu ne tëb lu mu indi naaw moo koy yóbbu Macky Sall il faut savoir que les Sénégalais feront face à toi dama bëgg nga toog nga ànd ak sa sago nga delloo si waat sa xel nga xool nga tànn nag porte bi nga xam ne moom ngay génnee tu peux sortir par la grande porte mooy tey nga ñëw nga jéggalu sénégalais yi ci suñu alal bi nga xam ne moom nga luubal si suñu alal gi nga sàcc yaag sa rakk nga jël sa rakk jébbale ko justice su Sénégal nga def sa ñaari mandat nga abal ñu bu la neexee nga toxu Fuuta du ñu am ak yow benn affaire Macky Sall tu peux sortir par la toute petite porte comme tu avais poussé Yaya Jammeh à sortir mooy nga pare nga dem exiler fenn peut-être Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara wala nga dem Guinée ci Alpha Condé du am 3e mandat maanaam ci kaso bi laa bëgg a wax ci kaso Guinée gi mais il faut savoir que yàgg les Sénégalais feront face à toi dina yàgg nag dina yàgg mën naa jël 2 mën naa jël 4 mën naa jël même 5 ans mais les Sénégalais feront face à toi Amérique moom sa kër gi Houston boobu mën nga koo joxe sadaxa addiya parce que man ak yow mënuñoo dund ci benn réew toi et moi nous pouvons pas vivre dans un même pays man ak yow duñu dund ci benn réew di nga xaru wala dara dal la mais man ak yow duñu bokk réew ça c'est impossible loolu moom mën nga ko bind décret signé ko d'office nga def ko sa bureau saa boo yeewoo di ko seetaan c'est fini Amérique moom say bàkkaar effacé ko fi fii duñ la may sa impolitesse googu nga nekkee Sénégal doo ko indi Amérique c'est fini sa caaxaani yooyu amatul fii sa caaxaani feneen nga koy yóbbu mais Amérique moom sa ay caaxaan jeex na fi bu ma jógee ci loolu ma ñëw ci 400 milliards yi nga xam ne moom la itok luubal itok Sarr ngeen pare ñu ne la 200 milliards CREI bi CREI retrouvé nañu 200 milliards n'est-ce pas
ñu pare 150 milliards de la poste ñu ne 138 milliards Karim Wade ñoom même personne yi nee nañu Karim Wade dafa luubal 138 milliards ñoom ñoo ko wax 94 milliards u Mamour Diallo 29 milliards Mbaye Prodac Mambay Niang loolu adduna bi yëpp yëg ko 17 milliards Necrotrans loolu adduna bi yëpp yëg ko 12 milliards Big Togo adduna bi yëpp yëg ko 7 milliards c'est Monaco adduna bi yëg ko 7 milliards u Taïwan yi moom xanaa loolu Sénégal rek la am président buy sàcc 7 milliards jàpp ko mu ne dañ ko koo may un président de la République 7 milliards u Taïwan yi ak 4 milliards COUD ak 3 milliards RIGE yaa am na déjà benn surprise bu ndaw bu ma leen di defal boobu nag c'est en anglais dama koy lire en anglais comme ça ngeen dégg ko dinaa ko jéem a translate en français de mon maximum du maximum mais dama leen di jox déjà CNBC chaîne américaine la boo xam ne dañuy bind ñu ne la Senegal's president using political maneuvers to mask authoritarian tactics voilà donc lii pour bu leen yaakaar ne Ousmane Tounkara moo ko def CNBC link la boo demee CNBC rek di nga ko gis dinaa leen ko liiral I quote maanaam boo ne I quote mooy du yow yaa ko wax ñu ne by Maurice Soudieck John Université Gaston Berger moo ko bind voilà CNBC ak CNBC ñu rédigé ko maanaam américains yi ay nandita lañ dañ koy xool ñu jëlaat ko ñu ne earlier this year Sénégal's président Macky Sall maanaam teel ci année bi le président du Sénégal Macky Sall embarked on his second term as president pledging constructive dialogue with the opposition maanaam dialogue politique dialogue boobu mu woote dialogue national mu ne ñu ne early teel ci année bi Macky Sall dafa woote dialogue national voilà ñu ne this follows tense elections ñu ne maanaam dialogue national boobu dafa topp ay élection yu tense ñu ne in which Sall was accused Macky Sall était accusé maanaam preventing some of his main rivals from running maanaam ñu ne opposition bu am doole pour ñu bañ a nekk ay candidats lii américains yi ñoo koy bind CNBC ñu ne in principle political dialogue is essential ñu ne dans les principes dialogue politique dafa essentiel c'est essentiel dafa normal dans les principes but ñu ne but in Senegal is often used as a way to manipulate public opinion ñu ne Sénégal c'est utilisé pour manipuler l'opinion publique. Public opinion is used to manipulate public opinion. ñu ne and provide breathing space for the government under fire for its authoritarian tactics. ñu ne mu may président bi tuuti temps pour mu noyyi maanaam xam nga élection yi passé na tojaange yi bari na càcc gi bari na nit ñaa ngi yuxu orge fu ne sàccu Aliou Sall bi toj adduna bi yépp mbir yaa ngi feeñ il était déjà perturbé donc soxla woon na tuuti caaxaan pour mën a nelaw loo xelu sénégalais yi donc mu woote loolu nga xam ne moom mooy dialogue politique déglu leen jeexul de throughout Sall ñu ne throughout Sall's tenure mooy maanaam tout le temps qu'il a fait au pouvoir it has given cover to multiple encroachments on Senegalese democracy maanaam Macky Sall nee nañu maanaam delloo na ginnaaw démocratie sénégalaise this includes ñu ne lii bokk na ci tampering with the rules of electoral system maanaam caaxaane lii nga xam ne moom mooy loi électorale yi ñu ne Macky Sall caaxaane na leen lii nag boo leen déggee li tax ma leen di ne Amérique mooy baayu démocratie adduna bi démocratie fii la fekkee baax dégg ngeen ko Obama bi mu leen koy wax
man ngeen dem dégluwaat maanaam li Obama doon wax ñu ne empty promises ay promesses yu vide des promesses vides comme ce bus qu'il vous a promis à Guédiawaye pour vous faire dormir encore des promesses vides voilà empty promises of dialogue of violations of human rights mu violer ay droits des personnes ñu ne and freedom of opposition mu violer ay droits de freedom of opposition and government opponents maanaam képp koo xam ne dafa nekk opposition moom daf lay xeex képp koo xam ne danga ko opposé nga nekk ci yoonam daf lay faagaagal lii américains yi ñoo koy wax comme lui il pense que tout le monde s'en fout sénégalais yi nax naa leen wala mën naa dem mais jàpp nañu opinion internationale li ñu bëggoon pour àdduna bi am ko ci Macky Sall am nañ ko mooy fu mu demati ci àdduna bi man ngeen koo faagaagal dal ci kawam parce que réew yooyu xam nañu ba pare ne criminel pareegu voilà ñu ne these tactics threaten national cohesion tactique yi Macky Sall di utiliser ñu ne day menacer cohésion nationale national cohesion da koy menacer progress and stability in the country day aussi menacer progrès ak stabilité ci biir dëkk broken promises mu ne maanaam des promesses brisées maanaam tey Macky Sall mu promettre leen dara mu briser ko on taking office in 2012 ñu ne bi Macky Sall di ñëw ci présidence bi en 2012 président Sall cast aside a chapter of structural reform and national governance nee na bu ñëwee day maanaam réformer structure yi ak maanaam gouvernance bi Sénégal di doxee the National Conference Charter that himself had signed loo xam ne moom ci boppam signé na ko defe naa boobu mooy biñ koy wax noonu bi Moustapha Niass di wax xam nga Moustapha Niass bu bëggee wax dëgg dina ko wax mooy bi ñu àndee noonu Benno Bokk Yaakaar bi ñoom ñëpp bi ñu àndee signé li nga xam ne mooy président day ñëw benn mandat lay def ci benn mandat boobu képp lay yem benn mandat boobu bu jeexee xaala gas yi président bi day dem donc Macky Sall bi mu leen commencé fen du tey donc bi mu jógee ci loolu ñu ne he also backtracks often repeating commitment to reduce his terms in office ñu ne he also ñu ne delloo nag ginnaaw aussi la nga xam ne moom la promettroon newoon na day wàññi li nga xam ne moom mooy temps bi muy def ci bureau from 7 to 5 comme ni ma koy déggee d'un cinquennat à un quinquennat ngeen jéggal ma français yi xóotul ba yegg foofu nee na maanaam da koy wàññi lu jóge 7 ans ba 5 ans ñu ne to reduce his commitment, his term in office from 7 to 5 years. Macky Sall newoon na day wàññi li nga xam ne moom mooy terme bi jóge 7 wàññee ko ba 5 ans. ñu ne then despite opposition and very short time ñu ne despite maanaam ak lu ko nit ñi mën a opposé yépp mu ne in very short time frame ci temps bu gàtt in March en mars 2016 he organized a constitutional referendum mu organiser référendum constitutionnel moom dafa defe ne adduna bi tamit daf leen nelawloo comme ni mu nelawalee Sénégal déglu lii but the proposed changes les changements qu'il a proposés which would have led to the balance of power being distributed more evenly li nga xam ne nee na maanaam dafay balancer pouvoir yi yem ñu ne the streamlining the country's extremely top-heavy political system failed to generate a strong consensus maanaam réforme boobu nee nañu dajalewul ay xalaat ay consensus yu bari in the end ñu ne enfin no serious reforms réforme yi ce n'était pas sérieux maanaam kenn jëlewu ko sérieux ay caaxaan la woon ñu ne wherever implemented that would temper the president's political, legal, and institutional supremacy
over executive and judicial powers. Maanaam oppositional persecution. Ma ñëw léegi ci persecution opposant. As a way to demonstrate his commitment to inclusive government. Ñu ne Macky Sall façon bi nga xam ne moom la bëgg a wone maanaam gouvernement boo xam ne ñépp ñoo ci bokk. Sall then launched a national dialogue on May 28. Ñu ne le 28 mai mu woote dialogue national dialogue. The day after the referendum, le jour après le référendum, he brought together representatives of the political class. Mu dajale ay représentants de la classe politique, civil society, société civile, the private sector, le secteur privé, and trade unions, syndicat trade, and religious and traditional leaders, religion, ak kilifa yi diine ak kilifa aada. Some members of the opposition took part in good faith. Am ay membres opposition yoo xam ne dañ cee bokk ci maanaam in good faith ci xalaat ci rafet njot. The talks led to a quick release. déglul mu ne toog bi caaxaan bi déglu leen lii répété waat boppam. En 2016, ce que Macky Sall avait appelé la dialogue national through presidential pardon qui le jéggal Karim Wade, the son of the former minister, the son of the former president Ablaye Wade, ex-minister Karim Wade ci la ko Macky Sall jéggal déglu leen de day woote dialogue national mu pardonné benn doomu aadama maanaam tax sénégalais yi bëggaat ko bravo Macky laana biir vraiment Macky est gentil pour banditisme yi bëgg a gën a rélu lii du man maa ko bind lii opinion internationale la déglu leen rek ñu ne but what release shouldn't be interpreted as a signaling that the dialogue initiative was effective. Mu ne loolu bu mu yaakaarloo Macky Sall ne li mu doon woote ci dialogue bi c'était effectif. ñu ne a year earlier Wade déglul un an avant Wade had been sentenced. Un an avant Wade emprisonné nañ ko de 6 ans 6 years maanaam li nga xam ne moom la ñu ne woon moom lay tëdd 6 ans la juróom-benni at. For misappropriation maanaam li ñu wax loolu enrichissement illicite of funds by a special anti-corruption maanaam benn anti-corruption unité boo xam ne déglul by a special anti-corruption established ñu ne c'était établi en 1981 and revived maanaam 81 lañ ko établiroon bàyyi ko muy nelaw. léegi ñu ne revived maanaam ñu yeewaat ko ci ay nelaw by Macky Sall in 2012 en 2012 Macky Sall dem yëkkati benn société bu doon nelaw maanaam benn anti-corruption société bu doon nelaw mu ne mu yëkkati ko. Can we get this text? Yes, I will send you this text. mu ne Marab Sonko Diallo. Yes, I will send this text so you can have it. I will share the link. sama gars yi ku yor link bi Alassane bu fekkee yéen a ngi fi wala Abraham dinaa la ko yónnee nga partager link bi ñëpp am ko voilà léegi li tax rek ma koy lire en anglais pour yeneen gars yi so they have a little understanding of the situation. So ñu ne en 2012 so the special court have been heavily criticized. ñu ne maanaam justice boobu c'est critiqué très lourdement critiqué maanaam ñi nga xam ne ñoo àtte Karim Wade kenn gëmu leen CREI bi is heavily criticized. You know, the UN, Nations Unies encore like Delusi, stated that Wade's imprisonment was arbitrary. You know, emprisonnement Karim Wade était arbitraire. Nations Unies UN. And the West African States Community Court of Justice, Madam Union African found that
constitutionally as a former minister, ñu ne constitutionnellement un ancien ministre, he shouldn't have been brought before a he should be brought before a Senegalese high court. Madame justice, haute justice sénégalaise rek moo mënoon atte Karim Wade. Donc mënuñu ko woon atte par CREI. Donc nee nañu loolu déjà ancien ministre kenn waru koo mën a atte ci ay CREI. ñu ne Sall therefore had no choice but to free wait. maanaam amuloon choix. jéem na ko tuddee pardon woote na dialogue national mais amuloon choix, il fallait mu bàyyi. Donc loolu c'est déjà clair. ñu ne Sall therefore had no choice but to free wait. But he also clearly took this opportunity to force Wade. Mu jël opportunité bi mu forcer Karim Wade en exil. A strong contender in the presidential election. ñu ne koo xam ne maanaam opposition bu féroce la woon ci moom. Opposition bu dëgër ci moom donc mu exilé ko. En Qatar. Donc lii opinion internationale ne dort pas mon ami. ñu ne Khalifa Sall. Encore écoutez une fois Khalifa Sall. Den en ce moment était maire de Dakar. And another opposition leader and another leading opposition contender. Ñu ne beneen leader bu féroce bu mel ni Khalifa Sall was then arrested en 2017. Il a été arrêté for illegal embezzlement ci maanaam moom itamit luubal 3 milliards des fonds publics in public funds. Critics accuse Macky Sall of making up charges to remove him. ñu ne ñi nga xam nañu dëgg les critiques ont dit que Macky Sall kii daf ko accuser rek falsely maanaam bëgg dëgëral mbir mi rek pour jële ko fa parce que opposition bu ko sonaloon na aussi. Khalifa Sall was released on a presidential pardon last month. ñu ne Khalifa Sall aussi bàyyi nañ ko ci pardon présidentiel boobu le mois passé. Sall's government, le gouvernement de Sall, also contributed its authoritarian tactics with a system bans on opposition protest. ñu ne muy tere aussi ay protest to opposition. ñu ne furthermore, Sall promised to institutionalize political dialogue. mu ne dafa bëgg a institutionner dialogue politique. Failed to materialize li nga xam ne dialogue politique boobu nga xam ne moom la woote ñu ne boobu tamit amul tànk yu mu taxawee. There was just one round of talk during his first term. benn yoon la Macky Sall masa dajale ay dialogue ay doomu aadama daje ci wax loo xam ne moo leer ci first terme premier terme. ñu ne crisis of confidence. Parliamentary elections held in July 2017. ñu ne élection parlementaire yi nga xam ne moom la ñu jëloon juillet 2017 are seen to have contributed to the crisis facing the country. ñu ne li nga xam ne maara deytaali masiba naaru laay bi ñu dal nii yépp maanaam ci élection yooyu la jóge. There were accusations of major irregularities. Des irrégularités majeures ñoo amoon ci élection boobu. ñu ne and after the chaotic election, after élection bu samba boy boobu nee nañu élection bu jaxasoo boobu ñu ne the opposition requested that a non-partisan minister déglul ñu ne opposition bi woote te loolu tamit nañu waxante dëgg ci àdduna bu normal yow naka ngay ne ay doomu aadama nañu bëre nañu xeex waaye sama rakk mooy ñëw doon arbitre wala sama xarit mooy doon arbitre bëre bi xam nga yow bëgguloo yoon bëgguloo dëgg ndax nañu waxante dëgg boo bëggee woote lamb da ngay indi arbitre boo xam ne dafa neutre boo indee arbitre bu neutre boo ko tegee maanaam lamb gi mën a jaar yoon ku daan sa morom yow yaay jël ndam li ñu ne Macky Sall bañ loolu ba tëdd ci suuf il a refusé. And after a chaotic elections, the opposition requested a non-partisan minister of interior. The position it mean to be free of party affiliation maanaam koo xam ne musul ànd bokkul ci benn parti politique mu ñëw gérer élection yu normal jub ñu ne and have been for about loolu moo nekkoon pendant 20 ans nee nañu loolu moo xew Sénégal mu ne Sall then push through a reform
Macky Sall forcé indi benn réforme boo xam ne moom mooy defe naa bi ñëpp xam maara day taali tey mu doon mu ne requires the candidates parrainage. Voilà, without consultation, he required the candidate standing ñi ñëw parrainage ku nekk am 1% électorat pour ñëw ñu ne and this requires all candidates standing in presidential elections to collect the signature of at least 1% of the registered voters before being validated. This made it much harder for candidates to run. Li difficile lo candidat yi nga xam ne ñoom ñoo waroon présenté wu ci élection présidentielle. Opposition protest was subjected to crackdowns. Mu ne opposition bi ñu génnee di protester Macky Sall jóg dal seen kaw. And the leaders were arrested. Chef d'opposition yi arrêté. Opposition internationale ñu ngi wax ak yow dinañ la def ni Kadhafi ci pax ngay dee yow Macky Sall xaaral rek ñu pare ak yow. This new sponsorized law proving to be a boon to the government during the 2019 ñu ne lii doon rek benn cadeau boo xam ne gouvernement bi daf ko defal boppam en 2019 dans les élections présidentielles presidential election because it limited the number of candidates mu limité candidats yi nga xam ne ñoom ñoo mën a présenté wu comme président de la République du Sénégal. Candidates did not have access to the electoral roll. ñu ne candidats yi amuñu benn accès ci li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi to confirm the validity of the sponsor signature pour ñu xool ndax maanaam seen signature yi c'est validé nit ñi nga xam ne ñoom la ñu votel ñu mën koo xam amuñu ci benn accès ñu ne and signature were indicated on a false claim ñu ne ci ay fen Macky Sall am ay signature yoo xam ne ñoom la nangu they were not registered to vote ñu ne ñii ñu ne leen ils ne sont pas enregistrés pour voter. Many as 19 electorate hopeful have their application rejected. 19 candidats noonu la ñu ñàkkee li nga xam ne moom mooy élection yi ñu bëggoon dem mënuñu koo dem by the constitutional council ñu ne by le conseiller constitutionnel. In the end only 5 candidates were able to run ñu ne enfin 5 candidats rek ñoo mënoon présenté wu 5 candidats rek ñoo mënoon présenté wu. Today, national dialogues is at standstill. Dialogue national bi léegi ñu ne dafa freiné mi ngi taxaw sur place freiné. Voilà donc ñu ne surprisingly giving the political maneuvering that undermine it, these presidents a worrying future scenario for Senegal. ñu ne président bi maanaam lu kéemaane lu tiitlu la dans le futur du Sénégal opinion internationale donc wasalaam loolu dinaa ko partager ak yéen ñu dugalal leen link bi donc yéen ñëpp ngeen am ko mes frères et sœurs on a un problème chez nous le problème catastrophique boo xam ne moom la ñu janool tey Sénégal mooy dañu am président boo xam ne moom moo dàq fen ci àdduna bi ànd ko ak frère am boo xam ne moom moo dàq sàcc ànd ko ak ñoñoom ñi ko wër yépp ay sàcc lañu ak ay jaaykatu drogue comme ni ma leen ko waxee léegi ma dellu si waat ci rek mu bañ a gudd mais ma expliquer leen tuuti rek ci lii nga xam ne moom laa leen doon wax léegi ci kaaw dof bi nga xam ne moom moo génn fan yi ne day ŋàññ ay sénégalais xam nga Sénégal defe naa le commissaire Cheikhna Sadibou Kébé ñëpp xamoon nañ ko ndeysaan ex-directeur de l'Office central pour la répression des trafics illicites de stupéfiants. Par ailleurs, auteur des révélations fracassantes sur le trafic de drogue dans la police, a été radié. Xam nga tey Macky Sall maanaam inspecteur police yooyu mu indi mbokkam yi sàcckat yu mag yooyu mu indi teg leen ci boppu police yi ci dëkk bi pour ñuy mën a trafiquer drogue barki Dembo Njaay gisoon ngeen scandalu drogue bu mag boobu ngeen gis scandalu drogue bu mag boobu ngeen gis ñu génnee ko fii maanaam cet même imbécile il faisait partie de ces trafiquants de drogue même waa ji nga xam ne moom moo génn tey di wax ci affaire Macky Sall il faisait partie des trafiquants de drogue cette même personne
Seydina Fall doom Gouzelia arrêté pour trafic de drogue xam nga ñun tey sénégalais yi dañu toll foo xam ne war nañoo mën a ànd ak suñu sago ñu ànd ak suñu pureté ànd ak suñu sincérité continuer xeex li nga xam ne moom la ñuy xeex continuer yëgal Macky Sall aussi ne que peut-être yaakaaram a ngi ci peut-être jàpp Ousmane Sonko parce que kooku rek a ko dese il a essayé déjà Khalifa Sall dara fekk ko ci il a essayé déjà Karim Wade dara fekk ko ci j'en suis sûr et certain que comme il n'est pas très intelligent il n'est pas cohérent il va essayer Ousmane Sonko te bu essayer Ousmane Sonko lépp luy intérêt Sénégal internationalement dañ ko war a dal seen kaw loolu na leer sénégalais yi intérêt Sénégal internationalement ak ci dëkk bu mu mën a nekk les ambassades les consulaires tous les intérêts la maison des Sénégalais fépp foo xam ne Sénégal dafa am intérêt les Sénégalais doivent faire face à eux pour ñu won Macky Sall ne moom moomul Sénégal Macky Sall suñu ay baay ñoo gënoon tekki baayam tey moom moo jël alalu Sénégal boobu yépp accaparé ko mel ni moom moo ko moom Macky Sall tey jël na alalu Sénégal bi yépp jël ko defe ne daf ko moom ak ay ñoñoom moom ak nit ñi yabaate ñi mu àndal mais comme je vous l'ai dit il faut ngeen am loo xam ne comprendre ngeen ko ci combat bi ils ont déjà essayé de nous faire porter des chemises noires mooy lan mooy tey ñu ne ñun ñooy saagakat yi nit ñi ànd ak diw nit ñi ànd ak ñële dem nañu defe naa bu ma juumul nee nañu ñi ànd ak Sonko ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy saaga république ngeen jéggal ma ngeen déglu lii ngeen xool ci ban république la ñu dëkk ngeen wax ma si c'est normal dans une république ñuy dégg ay kàddu yu tegginewul nii. troisième mandat mi ngi andi coow fii ci Sénégal ñu bari ñu ngi naan président de la république dafay lal ay pexe ngir laaj li nga xam ne mooy troisième mandat ba nit ñi di ko artu en tant que ku bokk ci. déglu may leen ma tuuti rek du ma bëgg a teg lii jéggal leen ma tuuti dama leen bëgg a tegal lii baal leen ma tuuti rek. naa leen ko jéggal leen ma tuuti baal leen ma gis nañu tamit coowal troisième mandat mi ngi andi coow fii ci Sénégal ñu bari ñu ngi naan président de la république dafay lal ay pexe ngir laaj li nga xam ne mooy troisième mandat ba nit ñi di ko artu en tant que ku bokk ci APR jege it président yow loolu noo ko gisee. ni ma ko gisee mooy xam nga boo xoolee juridiquement yoon may na président mu demander troisième mandat ba tax na troisième mandat boobu président dina ko laaj parce que sénégalais yi soxla nañ ko. ndax def na fi loo xamee ni bëgg nañu mu amaat beneen mandat boo xamee ni dina yóbbu Sénégal fu sore ba tax na ñun waa APR yëpp danañ takk suñu ligg xeex loolu jàppale ko te di ko waajal bu baax te xam ni mooy suñu candidat danañu demaat ay élection gagné joxaat ko réew mi mu liggéey réew mi dama leen di wax lu leer juridiquement yoon may na ko te dina ko laaj. yaakaaroo honorable mu andi coow ndax gisoon nañu ne mu ne deuxième mandat nekkul li ko tax a jóg mais ñu bari ñu féete ci opposition bi ñu ngi koy artu ne troisième mandat bu ko laajee rek mën na di ay jafe-jafe. waaw xam nga opposition bi ñoom li ñu mën mooy wax dañ leen di bàyyi ñu wax président di jëf li muy jëf te même président bu fekkee ni dem nañu ba moom bugg ko woon laaj sax sénégalais yi ñoo koy téye na ko doo dem ndax li mu def ci Sénégal amul benn président bu ko fi mës a def ba tax na li ma leen mën a wax mooy juridiquement yoon may na président de la république mu laaj troisième mandat te dina laaj troisième mandat te dana ko man maa wax en tant que député en tant que responsable de l'APR en tant que responsable de l'APR may wax man la engagé que ni président dina laaj troisième mandat te dinañ ko xeex dinañ ko jox troisième mandat ndax liggéey na ko ci réew mi APR nag amul benn candidat amuñu benn candidat en 2024 képp ku la ne APR am na beneen candidat en 2024 ku le président Macky Sall da lay nax ñun président Macky Sall mooy suñu candidat te incha allah dinañu porter combat bi buñ ci yeggee danañ ko xeex ba danañ ko falaat tegal ko ci bopp réew mi ndax liggéey na fi loo xamee ni kenn du ko bàyyi noonu muy dem kan moo ko mën a remplacer président Macky Sall fii ci Sénégal amul ñu fi nekk ñëpp di wax y'en a pas dañuy wax rek Sénégal yi doy la guñ ci
kon donc loolu ñu dañ koy sauvegarder ànd ak moom mu mandat bi ñu ko jox mu yeggale ko ci jàmm laajaat beneen mandat comme que yoon may na ko ñu joxaat ko réew mi mu liggéey réew mi Sénégal jëm kanam mais moom lu wér te wóor mooy 3e mandat moom président dina ko laaj te dina ko am bu soobee yàlla. xam nga il faut ñu am loo xam ne sénégalais yi da ngeen koy bàyyi xel ce que j'ai fait c'est pas des insultes ngeen déglu ko ak xel parce que saagawuma ko duma ko saaga benn yoon parce que comme je vous l'ai dit je suis arrivé à un nouveau niveau boo xam ne ñun ñoo ko waxante woon nee ñu léegi dañuy indi beneen combat bu bees combat bi ñuy indi nag léegi mooy wax li nga xam ne moom mooy dëgg waa ji ngeen gis léegi ci ma teg ko vidéo am cette personne defe naa sénégalais yépp xam nañ ko kii mooy Sénégal am na ay kilifa yoo xam ne dañuy tux yamba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. waaw yaa wax loolu waaye déglu ma dama ni tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defar ak yamba ci Sénégal ak Dakar dëkk bi dana doy waar. ah bon waaw du jeex li nga wax foo ko teg ko nag. xam nga il faut ngeen xam ne Seydina Fall Bougazelli c'est un drogue dealer maanaam scandale drogue bu mag bi ngeen dégg temps yii ci port bi comme ni ma leen ko waxee ba ñu bàyyi ci allemand bi ak espagnol bi defe naa c'était un allemand wala russe wala espagnol Seydina Bougazelli il fait partie des plus grands drogue dealers du Sénégal maanaam président de la République daf ko jox carte verte pour muy jaay drogue tout le temps def lu ko neex président de la République kooku bu soxlawul 4e mandat ñu laajaat ko mais nañ ko laaj mais bu fekkee yow président de la République daf la may yow carte pour ngay jaay drogue bàyyi la ngay def lu la neex ci biir dëkk lu la neex nga doxee ko ci biir dëkk mais yow 5e mandat sax war nga koo mën a laajal Macky Sall mais on fera fin à ta règne yow sa nguur gi yaag Macky Sall on vous amènera dinañ leen def à genoux sa njaayum drogue bi bu ci yàlla àndee góorgóorlu ci loo man ba ñuy bala laataa ñuy jàpp Macky Sall ndax bis bu ñu jàppee Macky Sall ba pare yow la ñuy ñëwaat sa kaw yéen ñëpp yor nañu seen liste votre liste est bien citée et ciblée yéen xam nañu leen bandi Sénégal yi yéen ñëpp xam nañu leen wax nañu leen ko ba pare vous tous on vous connaît yéen ñiy génn lii les petits connards qui parlent là yéen ñi ñuy utiliser di leen solal mbubb pour ngeen ñëw di wax ñun xam nañu leen mais sa président Macky Sall lii da nga ko amel njukkal nit koo xam ne yow ci jaayum drogue doo nga dëkk sa doom disparaître na fi barki démb sa doom bu am 16 ans sa doomu jiitle la ndax bu doon doom boo jur xëy na doo ko néeg a def nenn li mais sa doomu jiitle bi disparaître te mu am fukki at ak juróom-benn doomu sénégalais yépp bëgg nañu xam xale boobu fu mu nekk dimbali ñu rek nga wax ñu fu mu dugg ndax doomu aadama lu tolloog kilifa gu mel ni yow ci dëkk xale boobu du jékki-jékki rek ne mes te kenn xamatul fu mu dugg yow yaa yabaate yow dang ñoo yab mais dinañ la wax sa bopp xam nga bu ñu paree ci yow nee nañ la di nga xam sa place parce que sa président moom xam na place am Macky Sall moom ñemeetul génn di wax ak sénégalais yi waaw wax nga dëgg li mu am mooy lan mooy tey yaakaar na ne dina toog sénégalais yi xaar di ko déglu ba mu ñëw pour yàq Sénégal duñ ko may loolu sénégalais amatuñu temps bu ñu xaaree Macky Sall amatuñu ko we don't have time anymore ñun Sénégal bi ñu soxla mooy Sénégal bu set Sénégal bu sell Sénégal boo xam ne sénégalais yi Sénégal moo leen fi tax a jóg mais soxlaatuñu Sénégal boo xam ne ay Sénégalu sàcckat la balaa ñuy jóge ci loolu ma continuer leen liiral listu sàcc yi ces grands voleurs de Macky Sall waa ji ku ndaw la ci sàcc yi c'est un petit voleur y a des gros voleurs ñu ñëwaat ci rek du ñu sonn ñun amuñu problème tey boo xoolee tey lan ngeen yaakaar ne moo jëlee Cheikh Kanté ci port bi parce que booba coow li bari na li muy bàyyi mu dugg ci drogue ak li muy bàyyi mu dugg ci caaxaan ci Sénégal bari na mujj gi mu dem ba gaa yi ragal ba waa ji ragal ñu dindi ko fa ñu jële ko ci port bi parce que drogue bi mu doon bàyyi mu dugg dafa bari donc ñu ragal ñu jële fa Cheikh Kanté ki fa nekk tey directeur port bi kooku mën a guñ koo corrompre li ñuy def dinañu dem nag autour de lui loolu mooy dëgg xam nga tey mënu leen nekk ci dëgg
ci dëkk ngeen di sàcc ngeen di jaay drogue di fen askan wi bis bu ne ngeen indil ñu projet bu bees pour naxaat ñu lekk suñu xaalis te ngeen ne kenn du ci wax loolu mënta nekk c'est pas possible. Cheikh Kanté il a été accusé de détourner 17 milliards. C'est une petite somme de la somme globale qu'il a détournée. Mais 17 milliards, ils m'ont prouvé. Tay, ngeen parlé ci Cheikh Kanté, ñu dellu ci nga xamné moy Racine Sy, borom ñaari tour yi. Racine Sy il a détourné 75 millions. Borom kër gu rouge. Racine Sy ñep xam nañ ko. Parce que je l'avais dévoilé ici. Ku gëmul li may wax, gisulen ko mu génn wéddi. Voilà. Racine Sy, il a 75 millions la sàcc. Ñu parlé ci Racine Sy, ñu dellu ci scandale financier Cheikh Oumar Anne. Racine Sy 75 millions yu ñu léral. Lolu rek ben. Légui ñu dellu ci nga xamné mom moy Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne 500 millions la détourné. Lolu tamit mi ngi leer ci boppu sénégalais yi ni mi di. Buñ ci joggé ñu dem ci Amadou Ba. Amadou Ba 40 milliards la détourné motax ambition bi reuy fi mu né. Mon présidence bi rek lay fi mu né ni xam nga intelligemment sax bo len bayé ñom dinañu lekkante ci seen biir. Bo len bayé ñom dinañu lekkante ci seen biir duñ len ko permettre nak dinañu dal seen kaw duñ len ko permettre. On ne les permettra pas. Duñ len ko permettre dinañu dal seen kaw ñun duñ len may duñ len xaar ñu yexi. Amadou Ba il a détourné 40 millions. Bo joggé ci Amadou Ba defe naa Mamour Diallo mom bosam bi mi ngi ne bunn bu naaral ci Sénégal temps yi yépp aduna bi yépp di ci dégg